toogal toogal léegi pare nga pour bàyyi xale bu jigéen bi. pare nga pour bàyyi. sang bi day nekk di xalaat sonnul de waaye xam naa ne moom gaa yaa ngi koy defal bagage. pare nga pour bàyyi ko walla yow laay waxal. maa sonn. dangaa sonn. jinne yi duñ ko may dara dafa ne day ñëw xeex ak man ah boo ne dangay xeex ak man te ma yor ay xeexkat ñu dégg loolu duñ ma déglu sax man dañuy xeex rek dafa ne day xeex ak man maanaam danga maa tëkku ne dangay xeex ak man ma yor naa luy xeex nga ne kan moo ko tig voyage léegi da ngay pare bàyyi walla gars yi dañuy attaqué waat pare nga pour bàyyi. bàyyeeguma ka. bàyyeegoo ko. des na. lu tax bàyyeegoo ko. des na tuuti. des na tuuti. lu tax. maa jikki rek wante ginnaaw. lu tax munoo jëkki woon ko ginnaaw. danoo yàgg. da ngeen yàgg waaw mais boo leen yàggee sax waaw dégg nga nee na munul jékki-jékki rek woon ko ginnaaw dañoo yàgg. waaye nag fii boo fi ñëwee loolu amu fi boo ñëwee kër Thierno Moule amul ay dama yàgg ak moom de da ngay génn rek parce que waaw ci moom laa dëkk. ci moom nga dëkk. waaw. yow ci moom laa dëkk. kii sa jabar la walla sa lal la moom sa lal la yow góor nga walla jigéen nga. man góor laa. góor nga moom sa jabar la walla sa xarit la walla. kii waaw. lu tax nga bëgg a xam samay mbir ak moom. foog ma xam parce que dangaa ñëw ci sama kër te boo duggee ci kër boroom kër xam lan moo lay indi ak lan moo la dugal ci kër gi. foog ma xam. kii samay mbir ak moom ñu ñaar a xam. waaw mais foog ma xam parce que dangaa ñëw suma territoire ici c'est mon territoire. secret bi warul génn si ñu ñaar. secret bi foog mu génn nag ba nga rëccee ba ñëw sama territoire foofu secret amatul foofu ba nga xasee ba dugg ci kër Thierno Moule amatoo secret. man maa ko bëggal sama bopp te yàlla tax. nga ne. maa ko bëggal sama bopp te yàlla tax. ko bëgg te yàlla tax mais yow soo ko bëggee waroo ko lor dama bëgg nit ki ba pare nga koy lor di ko yàqal mais foofu bëggal amul foofu. yàq googu moo ma neex si moom. yàq googu kon la. parce que damaa xam kii ban genre nit la. ban genre nit la. waaw. moom ban genre nit la. li tax ma topp ka di ko yàqal. waaw. te di nit ku baax. nit ku baax la. ku rafet xol. ku rafet xol. waaw. mbokk yi de kii nit ku baax la ku rafet xol la. bari wërsëg. nee na ku bari wërsëg. léegi nag moo tax nga topp ko. waaw. jinne du topp wala kaana du topp ku tekkiwul dara. jinne du topp wala kaana du topp ku tekkiwul dara. jinne ku yàlla may rek la mën a àndal ku yàlla may la mën a topp. boo gisee ma am ay taalibe jinne bu ma gis bëgg ma dafa am lu yàlla def ci man. nee naa la léegi jinne yi dañu gis rek la jébbalu. waaw léegi yow. waaw léegi moo ngi jàkkaarloo man jëlal jinne bi léegi nag moo ngi jàkkaarloo sama suunaay jël jinne. jinne baa ngi jàkkaarloo man moo fii. ne woon nag bugguma la xool bugguma la gis léegi nag ndeysaan moo ngi jàkkaarloo man ma xool nag léegi moom naka la parce que bugguma la xool ma la xool damay génn sa kër nangam nangam léegi nag nee na ma face à face nag man jinne bi ok. sëñ bi bëggoon naa mu wax aussi ci ñetti xale yu tegu. waxuma la. ñetti xale yooyu programme bi foofu la foofu mu wax. xale yooyu fa ma leen denc bàyyi leen. loolu moom mooy programme bi ñetti xale yooyu. moo ko xam. nit ëmb doomam. dégg nga léegi nag jigéen day jur rek doom ji dee. fekk ne wala kaane yi jinne yi wala bëñ yi ñu koy def.
ma laal de déedéet déedéet maa bañ waa xaaral demal dinaa dem demal dinaa siggi demal dinaa siggi waa xaaral damay wax sama soxla pare gu ma de waa dinaa siggi xaaral déedéet am na ku ñëw fii am na waxal sa soxla. déedéet bugguma foofu dama lay tàllal micro nga wax sa soxla lan mooy sa soxla. déedéet bugguma foofu dinaa ñëw defal ndànk rek yow ku dugg sa kër du rëcc ku dugg sa kër du rëcc kii gaynde la de gaynde la waaw Cerno jamais de la vie xalaatuma ko kii dama ko yàqal lu bare bare kii du waroon na tabax ay étage ñi dem Europe yëpp moo leen fekk ay mbokk di ma soxore waay di may ñaane mbokk moo bon waay mbokk moo bon ay mbokk moo bon oh Cerno kii moo gën mbokk ndeyam moo gën mbokk kii dama bëgg nga defal ko mu tekki ku baax a ngi nii ak yaayam papam ak famiyam defar ko kii dama bëgg nga defar ko Cerno cey àddina ku mun a bàyyi mbokk ba ko baaxul bul kenn jooy dal leen samay mbokk ñoo ma yàq man visa taxaw na France ambassade de France mënu ma ko dem jëli lu tax kenn musuma doxaan nekk Sénégal wala boog kilifa nga fa may liggéey ku ñëw man ngay naan cap bët mais munoo wax ak man maa ko yor maa ko jël kii dafa rafet xol bee rafet lu mu am joxe ko toog lu mu am joxe ko toog yow doo ma sori yow cagga sax tam nañ ko te ku jullite la ragal yàlla 2 heures du matin lay jóg wala 3 heures du julli ñëpp di nelaw xanaa man 2 heures du matin 3 heures man taalibe Sëriñ Mansour Sy la mooma tuubal man ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaw ma sama tur de c'est qui yow lan nga xaw ma sama tur de bokk yi dina bi mooy wax noonu Sëriñ Mansour Sy macha allah kooku borom courant la ku mu tuf li nga tooy te kenn du la munal dara Sëriñ Mansour Sy moo la tuubal teggil ma li ma yor ndax ma dem li ma war a defal ci àddina dafa bari li ma war a teral moo bari torop kër gi ma dëkk est-ce que amul rab kër gi ma dëkk allo kër gi ma dëkk léegi ci ne xaaral dama bëgg kër gi ma dëkk nga xool ndax rab amu fa yow ndax rab amu fa rab nga fa kan yaay wax nii man xamaguma yow lan nga xamaguma de bokk yi jinne mooy wax noonu en tout cas daal Serigne Mansour Sy moo ma tuubal borom daara ji Sëriñ Mansour Sy moo ko tuubal loolu am na solo Puusal. macha allah léegi ñëw leen ñu pare ci kii daal di ñëw foofu rapidement macha allah yow rek laay gis nee na Alaaji Malick macha allah bokk yi heure bu ma demee Tiwaawoon xam nga sëñ Babacar bi fi ñëpp dul jaar fa lay jaar ziyaare ko ndax dama ko fonk dama leen bëgg te yàlla tax sama famille ñëpp ay catholique lañu
ngande bii rek moo ci jullit ngande bii sama famille maam Alaaji Malick Si yaa ngi jàkkaarloog man di ma gis ma lay gis xam nga li ma lay wax bu baax waxal ak yàlla kii maa ko yàqal lu bari maa ko yàqal lu bari kii maa ko yàqal lu baree bari kii du dem tant que waaye dina dem ndax Thierno Moulay Sow moo koy dindi Thierno Moulay Sow moo koy dindi. xam ngeen ne suñu mag yi macha allah ñu yàlla baaxal lañu macha allah seen relève dañ téye fii seen relève laa yor waaw suñu mag yi seen relève laa yor macha allah mbokk yi nag relève nag nekkul nga jur nit wala di nekk sa relève mag yi laa yor. dama laa gëm macha allah gis ngeen kenn du ko def fii ci seen. barke dem laa jóge suñu dëkk may yegg ci oto bi may xaar saret ba sonn horaire bi nar ma rëcc ma ne ko yàlla ma ngi lay ñaan ci barke sëñ Babacar Si andil ma lu ma dugg 4-4 moo dugg moo gaare ci sama tànk barke sëriñ Babacar Si kooku nee ma fii du oto sëriñ Babacar fii oto Yeesu Krista la ma mer bëgg a deflanteeg moom ma ne déedéet kun fa yàqul fa jal ma kii wallahi azim dama sëpp ci sama balcon gis ko mu bandaas loxo ba andi sëñ Babacar wan leen ma sëriñ Babacar fu mu nekk jox leen ma ko moom laay wër ci salle bi. Adibo dama bëgg yow nga jël photo sëriñ Babacar bu ma nga teg ko ci kanamu sëriñ bii kii yow ku la bàyyi jaru muy ragal yow Serigne Babacar yàlla dalaa defar àddina nag defal la alaxira te ku la yaakaar du torox te mu dëggu laa wax de waxuma foo allahu akbar salaamaaleykum waxuma boobu dëgg laa wax ku na ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulillah nay jóge ci xol bi Sénégal ay naafeq ñoo fi bari waay. léegi nag ñu ñëw ci jinne bi dañu ñëw fii rapidement parce que y en a pas de temps ñu après ñu jëndi foofu waaw léegi nag c'est important ñu génnoon mbokk yi gis ngeen maa ngi ci néeg bi ci jinne bi mais ci biti am jinne bi daanoon wax yi am solo wax ci Babacar Sy macha allah Alaaji Babacar Sy di wax ci macha allah sëñ Mansour Sy macha allah kon gis ngeen ko mu ne kooku yi dara gane naa ko demal ci micro bi foofu ak micro bi rek. jaru ko yaa ngi may dégg jaru ko yow sama nekk laa taxaw nga may dégg jaru ko ba sañ bi demal kii foo ko woo muy la yow du ma la xoolagum mais dinaa la xool. King of the king, le roi Alexis national du monde. waaw. papa yi gis nga roi Marissa buur Guinée yi. sama rakk depuis 1 an moom may naan seetaanal Thierno Moulay Sow ma ne ko déedéet. moom moo doon yilif Guinée yi. su ma ko seetaanee sama bopp bi di metti waaye am na benn vidéo bu ma seetaan ba ni xale bu góor di wax waa Sénégal sama bopp fa la yëngoo ma xam ne dama fi war a ñëw. yow hirnaanga nallaha billi baati bashiran jinna wono ko bi to lotege annabi kanta e uddi hakkunde leydi di kilo gon jinna iti saya wala saya wonande allah sabinalla allah kulu ada sabado alfayu jay alfayu baati kurjina sojina olde korayanna nabi durete sojina sojina kisi kasa fay kasi samsi sama ruusi mbokk yi gis nga teewaleen ma ko ci nay ana la daaru ngay la daaru voilà da ngay jël fii di jëlaale ci biti di taxaw foofu di ma jëlaale fii ci biir néeg la daaru bu maam Adama kii na la daaru maam Adama jinna mënoo ko
so jinna kisi kasa koy kasi samsi samarusi 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 ade aprusi 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 jinna monokobi tolo tege caméra fii dafa leer naññ fii yàlla moo fi nekk yàlla suñu borom bi xalaatuma ko bu ma laalagum dafa ndànk ma tourné na ñëw tourné gis nga bëti tourné xool leen bëti mbokk yi gis ngeen non wallaahi waaw mbokk yi gis ngeen gis nañ jinne bi nga xam ne moo waxoon ne moom kilifa la pare woon pour xeex ak xalif général des jinn mu ngi nii jaaxaan na sonn na trop mu ngi xeexat donc bi xalif général utilisé ay taalibeem ay jinneem donc ne leen dóor leen ko gis ngeen ko mu ngi wëlbatiku fu ne di xiixat sonn trop mel na ku daw fii ba pare mu nekk lu doy waar donc xalif général di wonewaat encore une fois donc moom kattanam bi nga xam ne yàlla may na ko ci wàllum jinn donc mu nekk lu doy waar jinne bi mu fiy dugg xataraayu na ne day génn néeg bi lu nekk def na ko mais actuellement mu ngi ne nemm sonn na trop donc xam naa ne du yàgg tuuti xalif général daal di ko tuubal rek génne ko ci xale bu jigéen bi. Alors chers internautes, chers téléspectateurs, vous voyez donc cette demoiselle qui est possédée par un djinn. Au début, le djinn était très têtu. Il disait qu'il ne voulait pas regarder le khalife général des djinns et qu'il était très puissant, qu'il allait se battre vraiment avec le khalife général des djinns, qu'il allait livrer un très grand combat avec le khalife général des djinns. Mais finalement, vous avez vu, le khalife général des djinns a utilisé ses pouvoirs. Donc c'est comme si donc le djinn avait couru des kilomètres et des kilomètres. Donc vous voyez, donc il est tellement fatigué et si prêt à vraiment être converti en l'islam et à être sorti du corps donc de cette demoiselle parce qu'il est vraiment
très fatigué. Alors le khalife général des djinns, le maréchal, qui montre encore une fois son pouvoir et sa puissance donc devant les djinns, devant les esprits. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you can see this very lady who was possessed by a jinn and who is still possessed by a jinn. The spirit is so tight right now because the Khalif General used the power of his talibés, of his spirits, and then that spirits was, those spirits was just were beating this very spirit, and right now this spirit is so tired, so exhausted, and very ready to be converted by the Khalif General of the jinn and to be, got out from the body of this very lady. From the beginning, you saw that this very spirit was trying to defy the Marabout, telling him that I will fight with you, you will be having a very big battle with me. But right now we see that the spirit is so calm, so still, and really tired, exhausted, and ready to be get out from the body of this very lady to be got out then. Pare nga wala pare woo? Pare nga pour baay wala pare woo? Pare nga wala pare woo? Pare nga pour baay ko wala pare woo? Yow laay waxal. jinne bu bon la bu baax doole la jinne bu bon la waaye nag macha allah dina attaqué ni ko aussi jinne Mouhamadou Moustapha mu dugg di dóor ko dóor soxor dóoru biir dóor yu metti Mouhamadou Moustapha jinne Mouhamadou Moustapha attaqué Mouhamadou Moustapha jinne fajiru aljuma bentene bintiyane ko ni caab Vous voyez dans l'autre salle les djinns, les esprits qui sont en train de se manifester donc dans le salon. Donc vous voyez, parce que ce que le marabout est en train de dire ne leur arrange pas du tout. Donc vous entendez l'esprit qui crie, qui ne cesse de crier. Donc vous voyez le djinn ici dans donc la salle de consultation du marabout Thierno Moulé Sow qui dit vraiment qu'il est fatigué. Il s'avoue vaincu, il dit qu'il est fatigué. Vous voyez, nee na sonn na nee na marabout bi bàyyi ngi def geste ci loxo bi nee na sonn na. Donc vous voyez, donc le djinn a été terrassé par le maréchal Thierno Moulé Sow. Au début, il était tellement fort, il était puissant, il essayait de défier le marabout Thierno Moulé Sow. Mais là, il est fatigué, il est en train de récupérer, de se reposer parce que le marabout Thierno Moulé Sow l'a malmené. Donc il l'a vraiment terrassé. Il est là très calme et vraiment prêt à être converti en l'islam. Il est fatigué. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see this very spirit who is very tired right now. He is so tired, so exhausted because he has been beaten by the Marabout Thierno Moulé Sow. From the beginning, he was being powerful, saying that he would fight with the Marabout Thierno Moulé Sow, but right now he's so tired. You see that? He is lying down, very tired, very exhausted, so ready to be converted to Islam. You see that in the living room, another jinn, another spirit is, making troubles. Other jinns are, manifesting. You can hear what the jinn is saying. You can hear what he's saying. You see. Non tourne. Mas leen ko kuura ji nekk mas kuura mas. Le djinn qui est en train d'être encore malmené par le marabout Thierno Moulé Sow qui demande à ses talibés de lui mettre des volts de l'électricité, donc de le fatiguer avec de l'électricité avec donc 10 000 volts. Donc vous voyez l'esprit qui est en train de tourner sur lui-même. You see then the spirit being really beaten by the Marabout Thierno Moulé Sow. He's telling his talibés to use electricity, some like 10,000 voltage to make him really be tired. You see then
the jinn is breathing, the spirit is breathing very hardly. Donc vous voyez l'esprit qui est en train de respirer d'une manière si dure parce que le marabout est en train de le malmener encore une fois. Alors ngeen gis jinne bi ni muy nooyee mu doy waar trop parce que le marabout Thierno Moulay Sow donc moo koy sonal dégg nga ko mu ngi yuuxu donc le djinn est en train vraiment de crier, l'esprit est en train de crier et pourtant au début il voulait défier le marabout mais là il s'avoue vaincu, il est très fatigué, il est même en train de crier. You see then the spirit is crying right now because he is very tired, very exhausted because he has been beaten by the marabout Thierno Moulay Sow, the king of the king. You see then the spirit yes, you see le marabout qui utilise donc de l'électricité, donc 10 000 volts tout simplement pour malmener cet esprit qui est en train vraiment. 15 000 volts. 15 000 volts. su ma nee 20 000 volts ngeen dem 15 000 volts. masse gis nga jinne yaa ngi koy masse courant masse 15 000 volts 15 000 volts. yaa ngi foofu 15 000 volts jinne masse courant masse y'en a pas de temps ñi ñaa ngi fi nañ def lu gaaw masse leen ko mu gaaw masse courant 5 000 volts 15 000 volts 20 000 volts 25 000 volts 30 000 volts 40 000 volts 50 000 volts 50 000 volts jinne masse courant ak ndox àndul masse courant ak ndox àndul masse courant masse di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi ah di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi di nga ko bàyyi dinaa ko bàyyi di nga ko bàyyi yow sonal nga ma sonal naa la ah ne la sonal naa la sonal nga ma yow doo ma bàyyi man duma la bàyyi ah duma la bàyyi di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi des na tuuti jinne masse courant jël leen courant géej gi courant bu am betax bi courant bu am betax bu xonk bi ngeen sotti ko jinne yi masse courant masse jinne masse leen ko masse pare nga bàyyi wala pare woo di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi waaw di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi pare nga wala pare woo pare nga wala pare woo pare nga wala pare woo Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow Ahuda Shakir prince ko Ahuda Shakir prince ko princel bad bi Ahuda Shakir princel bad bi prince ko Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow prince jinna prince Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow jinna prince attaque prince Ahuda Shakir prince Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow prince jinna Ahuda Shakir prince Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow prince xëcc na ñëw tourner Ahuda Shakir Mamadou Ali Sow prince jinne yi xëcc leen ko mu ñëw na ñëw tourner na ñëw
Huda Shakir Mamadou Ali Sow Jinna attaqué approché attaqué approché attaqué approché 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 di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi temps nag batterie bu réewoon na fi lool di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi dangaa bëgg a xam sama secret ak moom. waaw waaw yombul an nañu wàcc na wàcc xam ko yombul force nag da nga ñu wax secret bi du yomb mbokk yi kon baax na wàcc ana booy waaw na ñëw ñu wàcc luñ ko may dara da nga wax wala doo wax bàyyi ma di nga ko bàyyi wala doo ko di nga wax yow la xam wala doo da nga wax wala doo déedéet nga ne jël ko ci suuf force da ngay wax bu ma affaire yi soofee du ma la bàyyi sax nga da ngay wax force loolu nga wax amuñu temps ñu ñaagi bugguñu di fanaan léegi jógal bugguñu di fanaan bul jël suñ temps fii benn jinne nar a jël suñ temps yëpp y en a pas de temps nañ la lijjanti sa yeneen moroomu jinne yi amuñu temps waxal yow la kan waaw bul jël suñu temps fii ñi ñaa ngi fii te amuñu bugguñu di fanaan léegi doo ñu tardel da ngay wax yow la kan rapidement ñu lijjanti yeneen jinne yi rapidement on n'a pas de temps waxal yow la kan yow lan nga foog nga wax gis nga mu neex la da ngay wax mu naqari la da ngay wax force mais yow lan nga d'abord yow lan nga man a jinne waaw yow góor nga wala jigéen nga góor laa noo mel ban melukaan nga yor melakaan bu ma neex la. waaw lan ak lan ban façon ngay soppaleku. amuñu temps jinne yaa ngi fees dell ci kër gi doo pertal sama temps fii danga may wax yow la kan ma lijjanti la munoo ko ma duma la léegi rapidement nga wax force ñaaroo dañ ci tànn benn wax normal wala wax duma ok waxal. ban ak ban melakaan ngay yor sa melukaan. waaw mu gaaw waxal. ban melukaan ngay. sa melukaan yan façon la. léegi ma def melukaanu jaan. melukaanu jaan waaw. léeg-léeg mu dikkee ma melukaanu nit. léeg-léeg dikkee la melukaanu nit. maanaam da ngay nekk melukaanu jaan melukaanu nit ak ban melukaan. beneen melukaan bi ci des. melokaan boo xamante ni jëmm ji genre bëjjën la may jox. genre bëjjën comme nan. genre nag. genre nag. bu ñuul waaw. nag bu mel nan. nag bu ñuul. ñuul kuk. jinne bi day soppaleku nag bu ñuul kuk day soppaleku nit day soppaleku jaan dégg ngeen loolu jinne bu moom il est tout noir jinne bu soxor la bu bon waaye gis nga fi mu mujjee ak moom ne war na du wax force day wax c'est le xalif général des jinne ok yow ñetti doomam yi faatoondoo nan la ak naka la ak lan la foog nga wax ci loolu rapidement ñetti doomam yi seen dee lan la lan moo tax ñu faatu. xamuma. ñetti doomam yi ni ñu faatoo lan la mun nga wax wala munoo wax.
moo indi pays bi kan moo def pays bi mun nga wax wala munoo wax. may jikki-jikki rek gis genre pays bu weex. mun nga wax wala munoo wax. pays bu weex laay gis si ñoom. kan moo def. ku créé pays bi. genre ngelaw. kan moo créé ngelaw bi. ngelaw bi. kan moo ko créé. kan moo créé pays bi ak ngelaw bi. waaw. ci ëpp doole si man la jóge. kon yow yaa rey xale yi. xale yi dañ leen di sàkkal pexe. kan moo leen sàkkal pexe. ku leen sàkkal pexe. leen topp man jinne bi. yow jinne bi. waaw. yaa rey da ngay wax si sa làmmiñ. man maa bañ mu jaboot. da ngay wax si sa làmmiñ. maa bañ mu jaboot. man maa bañ mu bari doom. moo tax nga def lan. moo tax ma jàpp doomam yi di ko def noonu. moo tax nga jàpp doomam yi def lan. jàpp doomam yi di leen fàtt. di leen fàtt waaw. waaw di def genre police di leen yóbbu. di leen def genre police di leen yóbbu fan. bëgguma mu jaboot. di leen yóbbu fan. di leen yóbbu fan. di leen ray rek. kon yow yaa rey ñetti doomam yi. di leen sàkkal pexe. yow yaa leen rey ñetti doomam yu mu ëmboon yëpp yu mu jur yëpp yow yaa leen rey. nu ma ci waaye saytaane am na ci doole. mais kan moo leen rey kan mooy bopp bi. saytaane am na ci doole. waaw saytaane am na ci doole mais kan mooy bopp bi. saytaane ka bokk. yow saytaane yéen a bokk rey ñetti doomam yi. mbokk yi dégg nga loolu bàyyi ko. Alors, donc, c'est très, très clair. Donc, l'esprit, le djinn vient d'avouer qu'il a même tué 3 enfants donc, de cette dame parce qu'il ne veut pas que cette dame ait beaucoup d'enfants. En effet, sa sœur a révélé que cette dame a eu 3 enfants au début et ces 3 enfants ont trouvé la mort, tout simplement, ont été décédés. C'est tout simplement l'œuvre de ce djinn qui vient de révéler qu'il a fait tout ça pour empêcher à cette dame d'avoir beaucoup d'enfants. Donc vous voyez l'esprit maintenant qui s'avoue vaincu et qui commence à expliquer les choses, qui commence à expliquer son histoire. Parce qu'au début, il ne voulait pas parler, il disait qu'il allait se battre avec le maréchal Thierno Moulé Sow. Mais quand le maréchal a utilisé ses pouvoirs-là, le djinn s'avoue vaincu et commence à révéler donc les secrets. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see then this very spirit, he is now explaining the secrets that he has done to this very lady. He even explained that he just killed the 3 kids of this very lady because he doesn't like this very lady to have a lot of children. That's why he did that. So you see then from the beginning the spirit didn't want to talk, but right now when the Marabu Thierno Moulé Sow used his power, used his liquid, maybe Vitfair or another liquid, the spirit now is just talking, is just saying all the secrets that he has done to this very lady. So we can see that then the spirit who was so stubborn and so willing to fight with the Marabu Thierno Moulé Sow is now ready to be converted in Islam and to be made out from the body of this very lady. Donc on peut voir que l'esprit qui était vraiment si dévoué et qui voulait combattre le maréchal Thierno Moulé Sow et qui a toujours défié les marabouts qu'il a eu à rencontrer, cet esprit maintenant s'avoue vaincu et est vraiment très très prêt à être converti en l'islam et à être sorti du corps tout simplement de la demoiselle. L'esprit au début quand il venait il était fort, il disait qu'il allait combattre le marabout, qu'il allait se battre avec le marabout, mais le marabout très puissant a utilisé le pouvoir de ses djinns et l'a malmené, a utilisé de l'électricité, a utilisé le pouvoir de ses djinns, a malmené le djinn et le djinn vraiment s'est avoué vaincu et commence maintenant à révéler les secrets et commence à dire toutes les mauvaises choses qu'il a eu à faire à cette dame. On pense maintenant que le djinn est vraiment très prêt à être converti en l'islam et à être sorti du corps de la demoiselle. On va laisser tout simplement le marabout Thierno Moulé Sow, le khalife général des djinns, le maréchal, continuer sa séance de guérison, essayer de convertir donc ce djinn en l'islam et le sortir du corps de la demoiselle pour qu'elle puisse vivre en paix. Sigil nga xool ma yow. Jàkkaarloog man fii jàkkaarloog man jokko rek jàkkaarloog man maanaam doomam yi affaire pays moom ngeen sol ba mu dee maanaam yow ak ay dëmm yéen a ko def waaw yéen leen sol feebaru pays fàtte leen ba ñu dee ñetti doomam moom ñetti doomam rek ñoo dee wala ñoom ñoo nekk doom yu mag ya mbokk yi gis ngeen ndeysaan ñetti doomam dañoo faatu soxna si ngay gis nii
bu ñu demee ba am ay ñaari at ñaata at yooyu ñu dee taw bi amoon na 7 ans mu faatu keneen ki amoon na 3 ans mu faatu keneen ki ba muy nàmp mu dee ndeysaan ñetti doom ñoo tegale faatu soxna si ñetti doomam ñoo dee jinne bi moo ko rey ak ay dëmm ñoo ko teg ay feebaru payis di fàtt xale yi ñu faatu ndeysaan yàlla na leen yàlla yërëm xaare aljanna mbokku Sénégal mbokku àdduna bi yéen a ngi gis léegi nag lii kan mooy toog di miim lii wala kan mooy toog di weddi lii xanaa ku dof nga ne jinne wax de xanaa kan ne ko xanaa nga ne xanaa kan xanaa doomu xaram moo ko dul gëm ku tekkiwul dara ay ku bëgg a tekki dara di nga gëm kii de mënatuma dara demal bàyyi ma boo koy gis nga jinne yi dañoo garaaw bu ñu ñëwee fii macha allah lu ne dañuy wax léegi kon xale bu jigéen bi ñetti doomam yi noonu nga leen di rayee buggoo leen mu am doom yu bari buggoo leen mu njaboot ah si mbokk yi yéen xamoon ngeen loolu moo rayoon doomam yi wala xamoo leen ci dara fii ngeen ko xamee jëkkëram defe naa ne lii musu ko xam naa day yaakaar ne yàlla moo ñëw rek nee naa leen dee yu bëri ànduma ci dee yu bëri yàlla fekkewul yàlla yëgul ñii ñoo doon seen malaakal mawti di rey rek dégg ngeen nee na ñetti doomam kii moo ko rey ñetti doom ndeysaan ñooñ tey bu ñu màggoon tey mënoon nañ nekk dara mënoon nañ jëriñ seen waajur mais gis nga jinne yi faagaagal leen rey leen ñu faatu ñu bañ a gis ngeen mbokk yi kon man bu ma fi nekkuloon mu ñaaw loolu ak léegi ñaata at la yàgg na de ah war naa am ay 10 ans ndeysaan ëmb nu mu méttee juróom-ñeenti weer nga ëmb ko am sa doom di ko nàmpal mu commencé la xàmmee naan la papa naan la yaay dëmm yi ak jinne yi ne ko farax rey ko mu dee. ñii seen yaay la nu pexeel mënalun ma ñu dem ci samay doom padd leen. kan mooy wax nii. mën nañu jéemal ba sonn jinne ak saytaane dëkk ci man jéem ci man ba sonn mënuñu ci man ñu fàtt samay doom yóbbu. léegi lu tax dégg nga nee na moom instant bi nii kan mooy wax nii nit ki mooy wax walla jinne bi mooy wax fu mu nekk nii kan mooy wax nii actuellement ak dégg ngeen jéem nañu façon bu ne. waaw. jinne ak saytaan bëgg maa yóbbu mënuñu ci dara ñu jaar ca doom ya. dégg ngeen ndeysaan jéemal nañ ko dara mënuluñ ko dara ñu yóbbu ay doomam te ñooñu xamuñu dara ndeysaan mbokk yi moo tax na ngeen utal seen njaboot yi ay gàllaaj yow bu nit ki yaa ko jur yaa ko indi ci àdduna bi xamul dara utal ko ay musluwaay utal ko ay protection xëy na yow mën nga rëcc mais bu ñu jéemee ci yow mënuñu ci yow dara dañuy jëm ci sa doom ko kuy wax noonu dama yow su la neexee mën nga am Sénégal. waaw loo wax yow loo wax nga ne. yow micro bi dafa doy kii mu ngi may dégg yow kii bu nekkee ajajak sax mu ngi may dégg. waxal si micro bi. déedéet jaru ko kii bu ko neexee mun na aar Sénégal jarul lu moof nga sol mais bugguma gis sa kanam. waaw moom la sol boo xamee. yee bu may dugg si dafa am li ma ne ring ba ngay dugg si dafa am li ma ne ring yooyu ngay reetaan yow tey rek man ak yow tey kay da ngay ree maa la dàq ree mais nag sama xarit nga nag bu ma dóor parce que ki nga li nga duma nii moom dafa metti de yuu man sama kër nga ma commencé duma ba fii dama sonn taxi bi xaw naa dee ba ñuy laajte sa kër laa soog a xam fa ma nekk yow tollu nga sa kër téye ma yow tollu nga sa kër xam li xew fii nga téye ma boobu génn naa mel ni kuy wëccu nga téye ko dëgg loolu du dëgg benn xale bu góor topp ma xool ndax damay daanu nga toll foofu man sentir naa ne yaa ngi may gis ma lay gis man
mais danga may bàyyi xale bu jigéen bi Thierno kii dafa baax bàyyi ma ak moom kii dafa rafet kii sama lépp la góor bu mu am maa koy dàq waaw. depuis kañ nga ko toog. xaw ma sax depuis kañ kii dafa rafet de kii dafa baax torop Thierno kii borom alal la war a nekk. xamoo kañ su ma demee ci Thierno Moulay Sow dinaa ko wax waaye yow moom duma la ko wax. du mag yow maa la mën waaye Thierno moo ma mën ngeen dem ci kee pareegul de dem leen kee pareegul kee ci biir fee may gis du ma la xool de yaa ngi toog ci wetam xaw ma danga koo jege wala jege woo ko pareegoo sama xarit nga duma la laal xale bi nelaw. waaw. naka nga gisee liggéey bi xalif général di def. liggéey bi moom metti na trop wax fa dëgg yàlla te lépp luñ ko fay tamit jar na ko waaw parce que benn instant sacrifice bi muy def rek loo xamante ne jël na plus de 3 heures de temps dafa yàgg depuis ban duggee ba tey ñun la njëkk a recevoir te mënuñu fexe ba génn waaw moom ak malade bi tamit sonn na trop vraiment waaw. yombul moom. nan ngay wax mbokk ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ñi nga xam ne gis nañu xalif général di liggéey ndax lan nga leen di wax. di leen wax rek képp ku fa am sa malade tamit nga indi ko fii parce que vraiment depuis man ba ma nekkee xale ba tey maa ngi doon dégg sama parents yi ñu bëri di wax naan yóbbu nañ ko fii yóbbu nañ ko ba ni ma màggee ba instant bi toll nii jëkkëram tamit ni ma demal nga doxal ma ka ndax man xam naa ni Thierno Moulay war na ko man faj ndax dama doon dégg bu bëri ñuy wax ci ay vidéo mais moom du dugg YouTube comme ni ma la ko expliqué sànq rek mais depuis boobu ba tey li feeñ fii man mosuma ko sax gis vraiment li mu fekk dem ngeen ci sëriñ yu bëri mais mosu leen gis mu manifester. non même daaw rek yóbbu naa ko fii nii Yoff ci benn dëppkat bu nekk fii mais li ma gis fii wax dëgg yàlla mosuma ko gis waaw. xam naa jëkkër ji pare na pour xam exactement li nga xam ne Thierno Moulay Sow moom lay def njëriñam comme moom du dugg ci YouTube bi mais yow xam naa boo demee di nga ko yeggee. waaw su ma demee incha allah dinaa ko yeggee. mais kan moo ko yabal fii. jëkkëram moo ma woo téléphone. mu ni ma dafa am kun ko tegtal Thierno Moulay. waaw benn copain bu mu nekkal mooy seetaan say vidéo yu bëri. après mu ni ma moom tëdd na sax guddi gént ni moom mii dem na kër Thierno Moulay pour faju foofu waaw. après mu woo ma ni ma demal nga yóbbu ma après ma laajte renseignement yi. si laa ñëwee fii. jëkkër ji fu mu nekk nekkul Sénégal. non. jëkkër ji fu mu ne. jëkkër dafa dem Espagne. moo ngi Espagne. macha allah bëri nañ fa ay taalibe ñoo ngi nuyu waa Espagne waa extérieur yëpp. macha allah léegi dina tourner tournel nga jàkkaarloo ak man rapidement amuñu temps tournel fii. pare nga pour génn soxna si walla pare woo. naa génn. defal ko yërëm bi noonu si kii pare nga pour génn ko. naa ko bàyyi. di nga ko bàyyi. jëkkëram depuis kañ la gëj Sénégal. daaw ñëwoon na fii. daaw ñëwoon na Sénégal. chaque année day ñëw. yóbbu ngeen ko fu bari pour faj ko yow daal ba nga juddoo xàmmee ràññee ñoo ngi koy yóbbu ci ay sëriñ pour faj ko. ñoo ngi koy yóbbu ay njar fépp doon ko fay yóbbu. ay fan. njar ay njar ak ay fan. ay njar Yoof tamit andi nañ ko dëkk séeréer yu bari tamit. bu ngeen koy dëkk séeréer yu bari. mais li nga gis fii ba nga juddoo ba tey est-ce que mos na ko def feneen. wax dëgg yàlla man depuis may ànd ak moom ba tey. di ko andi li ma fi gis tey mosuma ko gis fenn. mbokk yi kii petit sœuram la. macha allah moo ànd ak moom indi ko ci kër xalif général des jinne jëkkëram dafa am ko tettal ne ko yóbbu ko ci kër le king of the king moom jëkkëram ci boppam gént na ma may faj jabar ji n'est-ce pas waaw kon nag macha allah léegi pare nga pour bàyyi ko dëkk ko jàkkaarloo ak pare nga pour bàyyi ko. tul yow lañu. dig ma taxale ak moom. nga ne. yow dig ma tàqale ak moom. waaw kii dafa am jëkkër. xam naa am na jëkkër kay. waaw léegi nag. nit maa ko gën a soxla munul am jëkkër ñaari jëkkër yaa ko gën a soxla jëkkëram. man maa ko gënoon a soxla jëkkëram. yow jëkkëram kan moo njëkk a xam xale bu jigéen bi.
man ci njàngam laa ko topp. ci njàngam. njàngam. ci jànkam. bi muy jàngu laa defoon ngelaw dugg. ba muy nekk jànk. fa mu toll fan koy bëggee. fañ koy bëggee nga ko dugg. fa ko ñëpp ay góor yu bari di bëggee foofu laa ko duggee. fa ko góor yu bari di bëggee nga ko duggee boobu jëkkëram bugg ko boobu gisantewul ak jëkkëram. def ko mettitu bopp. boobu jëkkëram gisu ko woon. booba xamantewuma ak jëkkër ji tay. ok mettitu bopp nga ko def da nga def ngelaw dugg ko. ngelaw laa def ci yoon. ngelaw nga def ci yoon. Selebe yoon ñeenteel bi mbedd. Selebe yoon gis nga mbokk yi gis ngeen Selebe yoon dafa garaaw. Selebe yoon ñeenteel bi mbedd. Selebe yoon ñeenteelu mbedd waaw. ca mbedd ma laa ko duggee. ngelaw la ca mbedd ma la ko fekk. ngelaw la ca mbedd ma la ko fekk fa laa ko soloo. fa nga ko soloo. ma def ko mettitu bopp. nga def ko mettitu bopp. kon kii depuis ñaata at yaa ngi ak moom. ñaar fukki at yi teg na. depuis ñaar fukki at ak lu teg. teg na. manqué fanweeri at bariwul. luy manqué kon daal à peu près 30 ans yaa ngi ak xale bu jigéen bi soxna si. manqué 30 ans bariwul. nee na lu manqué 30 ans bariwul. kon kii yàqal nga ko lu bari. maa koy jàpp di ko sonal. yaa koy sonal waaw. di jàpp di ko sonal di ko bàyyi. di jàpp di ko sonal di ko bàyyi. du ma ko bàyyee du ma ko may. lu bari mu noppalu ko dama jàppaat ko. boo ko yéen a ngi dégg loolu. waaw ak lan nga ko yàqal. maanaam dell ci cërëm yi. dangaa fees dell ci cërëm yi. fu ne ci yaramam di dox fu ne ci yaramam. yow nan nga mel da nga ñuul da nga ñaaw da nga rafet noo mel. da ngaa ñuul kuk. da ngaa ñuul kuk. kuk ni këriñ. da nga ñuul kuk ni këriñ. fekk lu ñuul rek laay sol. macha allah nee na. ay weñ yu ñuul di tëgg ci nopp yi. ay weñ yu ñuul. ay weñ yu ñuul lay tëgg muy dégg si. naan keng. mbokk yi dégg ngeen loolu. loolu moo waral bopp bi di metti ñetti doomam yi yow yaa ko rey. ñetti doomam yi yow yaa ko rey. ngelaw laa leen def. ngelaw laa leen def ànd ak saytaane. nee na ngelaw la leen def ànd ak saytaane rey ñetti doomu kii mbokk yi gis ngeen ko xam nga ne kii police. kii bëgguma mu jaboot. bëggul mu jaboot. da nga gis ñenn ñi lu ñu jur mu dee. fekk ne genre yi la ñoom ñoo fa nekk di ruube rek di rey rek mbokk yi kon leer na lu mu jur na ñetti doom nga faat leen. ndax bëggoo mu njaboot waaye yàlla nee na la déet tax na am na njaboot yeneen doomam yi mbaar jéemoon nga ci ñoom dara. mais jéemoon nga leen rey. jéem naa waaye sunu borom moo ci teg loxo. macha allah suñu borom mooy tabaarakalla mooy ku màgg ki ku tedd ki kooku lu mu teg loxo ngeen ñàkk. suñu borom moo ci ne teg loxo. macha allah waaw parce que da ngeen ko yoxosu ñett suñu borom dugal ci loxoom moo waral ñi instant bi ñaata doom la yor. instant bi mu ngi am na 6 gos. macha allah am na 6 gos. est-ce que bu nekkaloon suñu borom 6 gos yooyu yëpp da ngeen ko doon yóbbu comme d'habitude. jéem nañu waaye mënuñu ci xale yi dara. nee na jéem nañu yóbbu 6 gos yi waaye mënuñu ci ñoom dara. tabaarakallaahu borom ku mooy ku màgg ki borom mbaar bu mag bi moo ci ne ñeex loxoom. moo tax demul. mënuñu leen dara. si mbokk yi gis ngeen. yàlla ku màgg la yàlla nag dafa am yërmaande ndeysaan xam naa dafa xool xale bu jigéen bi mu yërëm ko. damaa war a am njaboot. mu ne. man damaa war a am njaboot. da nga war a am njaboot yow kan. waaye daf ma bëgg a yàqal sama àdduna yàqal ma sama njaboot. yow kan. man jinne. yow jinne bi da ngaa war a am njaboot. kilifa jinne gii ka topp. waaw. dama ni. bëgguma xale bi jaboot bëgguma mu am ay doom. bëggoo xale bi am ay doom lu tax yow est-ce que bëgg nga am doom. bëgguma dara laal ka dara takk ka. man ak moom rek a bëgg a nekk. kii dafa soxor il est méchant. mbokku julliti mbokku taalibe yi yéen a ngi dégg la xalif général des jinne TMS TV télé buy feeñal lépp lu nëbbu defe naa ne lépp lu nëbbu woon ci mbirum jinne ci mbirum dëmm ci mbirum rooxaan ci mbirum liggéey defe naa ne gis ngeen lépp kon nag mbokku taalibe yi ñoo ngi ànd ak TMS TV ak Thierno Moule defe naa ne maa ngi leen di feeñal mbir yëpp léegi nag d'accord nga pour génn ko. maa ngi ci kanamam taxaw jàkkaarloo ak moom. yaa ngi ci kanamam jàkkaarloo moom. nii jàkkaarloo ñu jàkkaarloo nii. mu may xool ma koy xool face à face. waaw. macha allah yow da ngay jàkkaarloo moom saa su ne. waaw da nga koy dugg di ko génn da ngay dugg di génn. dugg di génn. dugg di génn. léegi nag li ma bëgg. nga bàyyi ko tout tranquillement nga ñëw ma tuubal la nga doon suma taalibe nga bàyyi xale bu jigéen bi bés ni ki tey nga xaraamal ko
nga tuub bàyyi ko parce que rey nga ñetti doomam dèjà loolu da nga ko lay ak suñu borom waaw nga tuub bàyyi xale bu jigéen bi su dee bëgg nga jàmm soo bëggul jàmm nag ñun bëgguñu jàmm waaw soo bëggul jàmm ñun bëgguñu jàmm waaw. deret ji dina tuuru de. deret jan. di nga tuur deret de pour ma bàyyi. waaw il faut nga tuural ka deret. mbokk yi dégg ngeen lu ma koy laaj. loo koy laaj. xale bu jigéen bi. waaw daa am lu ma koy laaj. lan nga koy laaj. li ma koy laaj il faut nga tuural ka deret ba pare parce que sarax la. ma ne ñun kenn duñu forcer ci sarax kenn duñu insister ci sarax ñun mënoo ñu teg sarax ñu tegu ko mënul ne mënoo ma wax li may def mënoo ma digal li may def yow jinne li may def man mënoo ma ko yàggal laaj. ma ne loolu su ma yoon nekku ci. yow ko yàggal laaj. waaw lan nga ko doon laaj ci sarax. bëy laa ko njëkk a laaj. bëy boobu pour lan la woon. bëy laa ko njëkk a laaj. loolu pour lan la woon bëy boobu. mu lànk. bëy boobu pour lan la woon. est-ce que du la rayal bëy bi nga mu dooleel la yow ci moom. bëy bu ñuul na ma njëkk a wan. bëy boobu pour lan la woon. xaw ma pour lan la de damaa topp rek génneel bëy. bëy boobu pour lan la loo jubloon ci bëy boobu. sarax la ma ko laaj. sarax boobu pour lan la foog mu leer rapidement y en a pas de temps jinne yaa ngi fi ñi ñaa ngi fi amuñu temps mbokk yi. sarax la ma ko laaj. ma ne bu ma fontoo. bëy boobu pour lan la. génneel bëy la ma wax pour sarax. bëy boobu laa bëgg a wax yow kan yaay wax bu ñu lëre jinne bi mbokk yi mooy wax ni mais day bëgg di lëre ñun dofuñu yaa ngi ni jàkkaarloog man waxal ak man mu gaaw. moom xam na. waaw. moom xam na moom mi may waxal. waaw moom xam na li ma ko njëkk a laaj boobu xaw ma woon dinaa ñëw fii. lu tax nga laajoon ko bëy boobu loolu laa bëgg nga wax ma lan moo tax. ba ko ci toppee laaj yàgg na day tëdd ba guddi mën naa ko bëy bu ñuul bëy bu ñuul bi génne ka bëy bu ñuul bi génne ka. léegi lu tax nga laajoon ko bëy bu ñuul bi. lan moo tax xaw ma ba xam naa ñëw fii. lan moo tax nga laajoon ko bëy bu ñuul bi. maa bëggoon mu génne ko rek sarax. bu ko génnee sarax pour lan la. pour mu am jàmm wàllu yaramam. pour moom mu am jàmm. mais est-ce que bu génnee bëy bu ñuul bi yow doo ko lor parce que yow ni ma la gisee nii yow baaxoo da ngay yàq. man damay yàq. man damaa ànd ak saytaane. waaw mbokk yi gis nga dafa ànd ak saytaane. saytaane laa àndal. damaa ànd ak saytaane di yàq rek. dafa ànd ak saytaane di yàq. fu am jàmm sax mu fa duggee damay yàq. nee na fu am jàmm bu fa duggee day yàq. léegi lu ma bëggoon. yow ak sa saytaane bi nga àndal ma tuubal leen. nga dugg ci lislaam nga bàyyi xale bu jigéen bi mu am jàmm mu am salaam yow sa bopp nga mën a tuub nekk ci kër gi di ma liggéeyal doon suma taalibe nga am jàmm xale bi am jàmm waaw loolu mooy wax ji ilaa loolu nag day metti ndax nag fii làqu raw la ku fi ñëw da ngay làqu si ba pare nga raw làq raw ku fi ñëw da ngay làqu dañ lay làq ba pare ñu rawale la làqu raw la léegi nag moom jëkkëram moo ngi ci Espagne xaritam moo ko ne yóbbu ko ci Thierno Moule jëkkëram gént maa ngi faj jabaram yow mii nga jàkkaarloog man sa kaw lal gis ne boo fi ñëwee xeex bi dina tàng te defe naa ne tàng na dara seddul mbokk yi waaw léegi nag kon macha allah ma fexe tuubal ko rapidement mu génn ci xale bi mu nekk suma taalibe di ma liggéeyal te nga wax ma lan ak lan nga mën boo fi nekkee ci kër gi loo may jariñ man loo ma mën a sarwe man loo may liggéeyal man loo may jariñ plus de 4 heures de temps ñoo ngeeg jinne bi fajum jinne dafa metti loo laaj nit ki boo ko laajee ay millions sax macha allah daf ko war a daw indi ko ba pare boole ci jërëjëf Thierno Moule parce que liggéey bi dafa metti doo lekk doo naan maanaam doo am jàmm yaa ngi concentré wu ci li nga xamante ne dafa topp nit ki plus de 30 ans nga ne ko tey da ngay génn force loolu amul fenn waaw loolu nag kon nag macha allah ñun kenn mënuñu fay moo tax nag suñu borom rek ñun suñu fayum borom mooy lépp yàlla fay ñu moo ñu gënal doomu aadama fay waaye nag foog nga indi addiya indi li ñuy jëndee sarax indi li ñuy dimbalee nit ki waaw léegi nag tontu ma foofu rapidement. nga mën lan la mën ci àddunaam lu mu gën a mën. man mag laa de. waaw ñaata at nga am du ma xale de. ñaata at nga am. mag laa de làq naa at yu bari. ay à peu près la. maa ngi làq ay juróom-ñetti fukki at yi teg. yow doo mag am na jinne am téeméeri at est-ce que juumul moto amoo téeméeri at. yu teg. motuloo téeméer. motul téeméer. motul téeméer.
waaw mais man yor naa fi jinne yi la mag fuuf yor naa fi jinne yi nga xamante ne say morom lañu ñii yaa leen mag waaye ñii ñoo la mag fuuf waaw léegi nag lan nga mën sa live sa àdduna bi loo mën nga mën a def. mën naa dem ay service ak yooyu noonu. service lu mel nan lan nga mën a dem lan nga mën a def yónneen yooyu. ay yónnee yu mel nan yan façon yónnee. boo soxla rek yónneen bu mu soxla rek. mbokk yi nee na yónnee boo soxla buñ la yónnee fi bitim réew di nga dem pour ci taalibe yi buñ la yónnee ah waaw. jinne bu ma lay jàppee dama lay laaj boo xam mën nga xeex yow mën nga xeex wala mënoo xeex xeex rek laay def. nee na xeex rek lay def gis ngeen rek laay def. da ngay xeex rek yow waaw waaw damaa dëgër bopp. waaw dafa dëgër bopp nag loolu maa dëgg la. dëgër bopp. il est têtu il est têtu c'est vrai xeex yi baax ngay xeex xeex yi mel nan waaw 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 xeex yi baax am na solo xeex bu baax tamit am na solo dimbali nit ki xëy na su ma xeexee xeex yu baax yàlla dina ma dugal aljanna. mais da nga yàq sa life yëpp nar a ñëw tey rek yow yaa koy defar dugal ma aljanna yaa koy defar yow yaa koy defar yow. waaw baax na léegi kaay leen ma tuubal kii bàyyi génnee jinne bi en attendant léegi ma tuubal la nee na xeex la mën kii dana bokk ci élément jinne yi nga xamante ne dinañ xeex ak noon yi dinañ xeexal tamit taalibe yi parce que am na ay taalibe yi nga xamante ne dañuy nekk si jàmm nekk bitim réew nit ñi di leen humilier di leen jaay doole wala di leen liggéeyloo di leen def liggéey bon tey mun nga yabal jinne bi mu dem ci noonu ñooñu duma leen ba ñu tranquille waaw mbokk yi kon nag jinne baa ngi noonu sànq ne woon na du wax ak man gis nga ko dafa mujj wàcc nee naa leen kër gi macha allah jinne bu fi ñëw première bi mun nga bañ waaye bu ñu jëflante bu ñu jàppantee rek di nga xam ne kat fekk nga fi ndaanaan fekk nga fi kilifa fekk nga fi ko yàlla may. Alors vous voyez donc l'esprit, le djinn qui refusait au début de parler s'est avoué vaincu et il a dit au maréchal Thierno Moule Sow qu'il est prêt à être converti en l'islam et à devenir le talibé de Thierno Moule Sow. Il dit même qu'il peut faire beaucoup de services, qu'il peut lui rendre service à chaque fois qu'il en a besoin, qu'il peut se battre, qu'il peut tout simplement être envoyé même en Europe ou bien à l'étranger. Donc vous voyez l'esprit qui est vraiment tout prêt d'être converti en l'islam et d'être donc tout simplement sorti du corps de la demoiselle. Ladies and gents, you see then this very spirit saying that he is ready to be converted to Islam and to be got out from the body of this very lady. You see from the beginning the jinn, the spirit didn't like to talk, but right now he says that he is ready to talk and to be converted in Islam and to be got out from the body of this very lady. He even says that he can do many things. He can fight. He can even be, sent to Europe or to other countries. So he says that whenever the Marabout needs him, he will be ready for that. So then I will let the Marabout Thierno Moule Sow deal with his healing session, try to convert this very jinn, this very spirit right now, give him a name, and then make him out from the body of this very lady. ngeen gis ne jinne bi moom nee na pare na pour tout donc moom début bi doon na jéem a bañ di xeex mais léegi bi marabu bu utiliser ay pouvoir am donc moom xam na ne marabu bee ko mën fuuf donc d'accord na nee na pour tuub ñu jox ko tur donc nee na taxaw na aussi pour nekk ci service marabu bi saa yu ko yónnee mu dem fu mu ko muntu yónnee mu dem nee na pare na pour xeexal ko saa yu ko soxlaa donc ñu bàyyi le marabu Thierno Moule Sow the king of the king moo tuubal jinne bi daal di koy jox tur génne ko ci yaramu xale bu jigéen bi. waaw moom nee na siggil jàkkaarloo ak man léegi ma daal di lay tuubal dugal la ci lislaam waaw lépp lu bon li nga doon def nga bàyyi ko waaw kon nag mbokk yi ñu tuubal jinne bi kon maa ngi fas yéene tuubal jinne bi dugal ko ci diine l'islam ndax nag l'islam c'est le meilleur, l'islam c'est la paix, c'est la solidarité, l'islam diine l'islam macha allah mbokk yi kon nag xam ngeen ne lii du gan ci kër gi di tuubal jinne yi di leen dugal ci l'islam di yokk xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen tuub li ñu nekk ci tuubal benn nit rek yàlla tabaxal na la kër aljanna rawatina nag jinne bu dee jinne moom duubul la xam nga ne jinne lu muy yàq
jinne ak melukaanam jinne ak doyadeem kon nag tuubal benn jinne rek waxuma la kër de mais palais lañ ñuy tabaxal defe naa ne allaaxira aljanna ay état laa fa yor aljanna defe naa ne ay état parce que li ma tuubal ci ay nit bari na li ma tuubal ci ay jinne bari na te defe naa ne suñu borom moo ko wax boo tuubalee benn nit dinaa la tabaxal kër aljanna man nag ay nit a nit laa tuubal ay jinne yu bari laa tuubal te kenn ku ne xamante ne jinne day yàq nit day waaw dégg nga am na bëri ñu ma tuubal ñi nga xamante ne sax xaw ma leen gisuma leen dañuy seetaan samay vidéo rek tuub ay jinne daal di tuub dugg ci lislaam loolu moom jinne dëgg la li nga wax noonu dëgg la bëri na ñi nga xamante ne ndeysaan ñoo ngi États-Unis France Italie Allemagne partout dans le monde bu ñu seetaanee TMS TV dans le monde entier macha allah jinne bi nu mu ko waxee dëgg la ñu bëri ñoo ngi bitim réew ndeysaan bu ñu seetaanee TMS TV jinne yi waaw ku lekk sama alal te mayuma la ko da ngay torox de waaw loolu moom dëgg la jinne bi mooy wax loolu jinne bi nekk ci biti ma waaw ku lekk sama dërëm te waxuma la jëlal ma may la baaxul de loolu moom jinne bi xamul li ko wax loo kon nag ñu tuubal la mbokk yi plus de 5 heures de temps ñoo ngi ci benn nit plus de 5 heures de temps kon nag ñoo ngi tuubal jinne bi kon waxal ashhadu an laa ilaha illa allah da ngay wax ci kaw ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu muhammadan rasulillah abduhu wa rasuluhu bés ni ki tey tuub naa dugg naa ci diine lislaam kon mbokk yi jinne bi tuub na dugg na ci diine lislaam sant suñu borom ba mu ngi may saa suñu jàppee jinne yéefar yi jinne yi nga xamante ne ay iblis lañu ñu daal di leen tuubal ñu dugg ci lislaam kon ñoo ngi sant suñu borom sant bi nga xamante ne amul àpp maanaam amul commencement amul fu mu jeexee saa su ne ñoo ngi sant suñu borom kon nag jinne bi tuub na macha allah léegi nag ma jox ko tur daal di koy génnee ci xale bu jigéen bi mu daal di nekk sama taalibe di ma liggéeyal man nag jinne bu ma jàpp da ngay fas yéene nekk ak man di ma liggéeyal macha allah di ma liggéeyal aduna di ma liggéeyal allaaxira macha allah waaw jinne bu ma jàpp da nga nekk ak man di ma liggéeyal su ma njaboot ñëw nga ànd ak ñoom di leen liggéeyal macha allah ba kerew allaaxira ba aljanna waaw jinne bu ma téye maa ngi ñoom ba aljanna ci kàttan suñu borom waaw ñun moom duñu rey jinne buñ jàppee jinne dañ lay tuubal dugal la ci lislaam man du ma rey jinne waaw barki Dembo Njaay Moustapha moom ma koy laaj ma ne ko man du ma rey jinne man damay tuubal jinne dugal ko ci lislaam liggéeyloo ko mu liggéeyal ma macha allah kon nag mbokk yi jinne bi tuub na léegi nag ma xool tur bi ma ko war a tudde léegi ban tur la ñuy tuddee jinne bi ban tur laa ko war a jox léegi jinne bi dama koy tuddee ma Daawda Mule jinne bi noonu laa koy tuddee Daawda Mule mbokk yi Daawda Mule léegi nag tuddee naa la Daawda d'accord léegi Daawda Mule tuddee naa ko Daawda Mule waaw noonu laa ko tuddee Daawda Mule donc le marabout vient de convertir le djinn à l'islam, donc il vient de dire Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah abduhu wa rasuluhu, et le marabout lui a donné le nom de Daouda Moule. Daouda Moule. Yes, ladies and gents, dear followers of TMS TV, the marabout Thierno Moule Sow has just converted the jinn to Islam, and then he gave him the name of Daouda Moule. So then maybe he will just make him out from the body of this very lady. Donc ñu xaar tuuti marabout bi daal di génne. waaw mu génne ko rapidement waaw léegi nag Daouda Moule d'accord Daouda nga tudd dégg nga Daouda Moule léegi nag kon génnal ci xale bi nu mu gën a gaawee nga bàyyi ko tranquillement mu am jàmm
waaw kon génnal ci moom Daouda Moule yaltu mbokk yi jinne bi tuddee nañ ko Daouda Moule kon nag jinne génnal ci xale bu jigéen bi génnal ci yaramu soxna si mu gaaw nu mu gën a gaawee génnal ci yaram bi Daouda Moule jinna yaltu Daouda Moule Daouda Moule yaltu jinna mbokk yi Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule jinna génnal ci yaramu xale bu jigéen bi jinna yaltu Daouda dafa mel ni lu jaaxle waaye nag amuñu temps aussi génnal rapidement nu mu gën a gaawee ci yaramu soxna si mun a am jàmm waaw tamit xeex yi dafa metti nag waaw léegi Daouda dindil sa loxo bi jaaxle xam nga ku jaaxle mooy def nii dafa jaaxle ku jaaxle rek mooy jël loxoom def nii dafa jaaxle nag waaye jaaxle bi jeex na génnal ñu jàll ci ñeneen Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule jinna yaltu Daouda Moule Daouda Moule jinna Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule jinna yaltu Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule jinna yaltu jinne baa ngi génn mbokk yi Daouda Moule jinne bu am ak xale bu jigéen plus de 30 ans tey lay génn sama biir kër yaltu Daouda Moule yaltu Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule jinna yaltu yaltu Daouda Moule génnal ci xale bu jigéen bi lépp lu nekk ci yaram bi da génn yaltu Daouda Moule Daouda Moule Daouda Moule jinna yaltu jinna yaltu mbokk yi xam ngeen ne lii jamais vu amul fenn waaw yaltu Daouda Moule génnal ci yaramu xale bu jigéen bi lépp lu nekk ci yaram bi mu génn yaltu Daouda Moule yaltu. L'esprit qui a vécu plus de 30 ans, presque 30 ans dans le corps de cette dame, sera sorti aujourd'hui par le Khalif général des djinns, le marabout Thierno Moule Sow, du jamais vu. Donc cet esprit qui a toujours vécu avec cette dame va sortir aujourd'hui du corps de cette dame. Quelque chose d'extraordinaire. Daouda Moule jinna Une chose pas très facile. Le marabout lui dit get out, sort. Donc on essaie de voir l'esprit qui est en train de sortir. Vous voyez les gestes qu'il est en train de faire, c'est parce que l'esprit est en train de sortir du corps. Donc, vous voyez, cet esprit qui a vécu près de 30 ans dans le corps de cette dame va tout simplement sortir. Donc le marabout lui dit yaltu. Donc on va voir, essayer d'examiner la scène pour voir la suite. yaltu mbokk yi gis ngeen ko jinne bi rayal na kii ñetti doomam waaw ñetti doomam rayal na ko kenn ki 7 ans la am kenn ki 3 ans kenn ki moo ngi nàmp mu faat leen waaw yaltu Daouda Moule jinna yaltu Daouda Moule jinna yaltu jinna yaltu jinna génnal ci yaram bi Daouda Moule yaltu Daouda Moule mbokk yi gis ngeen liggéey bi dafa metti de Daouda Moule jinna yaltu mu gaaw Daouda mu gaaw génnal ci yaram bi yaltu jinne baa ngi génn Daouda Moule moo ngi def ay pexeem pour génn xale bu jigéen bi jinna yaltu Daouda Moule yaltu sarga foyra go ahead jinna go ahead Daouda Moule yaltu jinna yaltu Daouda Moule gis nga ko moo ngi génn parce que nee na fu ne laa nekk ci yaramu xale bu jigéen bi jinne bi wax na ne nee na fu ne laa nekk ci yaram bi Daouda Moule mbokk yi jinne baa ngi génn Daouda Moule jinna yaltu Daouda Moule yaltu Daouda Moule jinne baa ngi génn mbokk yi gis ngeen affaire jinne yombul dafa metti liggéey la macha allah jinne nag ñu bëri am nañ jinne ñii dañuy daanu ñii duñu daanu waaye ñuy daanu ak ñu dul daanu ñëpp la ñuy faj loolu foog mu leer ñii dañuy daanu ñii duñu daanu waaye dañu yor ay jinne macha allah Daouda Moule jinna génnal ci xale bu jigéen bi mbokk yi jinne baa ngi génn
Daouda Moule gis ngeen faj bi nu mu méttee faj bi dafa métti de day jël temps de waaw liggéey bi maa ngi nii añaguma defaguma dara waaw c'est pas facile hein. Donc vous voyez une séance de guérison qui peut prendre des heures et des heures. Depuis des heures, on est ici avec cet esprit, ce djinn, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore fini. Donc le marabout vient de le convertir en l'islam et de lui donner le nom de Daouda Moule. Maintenant, il s'apprête à le sortir du corps donc, de cette dame. Pour vous dire tout simplement comment c'est difficile ce qu'on est en train de faire ici. Parce que ça peut prendre des heures et des heures. Dear ladies and gents, dear followers of TMS TV, you see that we've been working with this very jinn for some many hours. Because the marabout is doing a very hard job. Very hard job. Because sometimes you're working with the jinn. And to make him out from the body of this lady, it is taking hours and hours. The jinn has been converted in Islam and has been given the name of Daouda Moule. So right now, the marabout is ready to make him out of the body of this very lady. That's why the marabout was saying, Yaltu, get out. So now the jinn is trying to do his best because he was living in the body of this very lady for some 30 years. That's why now it is very hard, to get out right now. Vous voyez le djinn, l'esprit qui vivait dans le corps de cette demoiselle, de cette dame depuis 30 ans, donc presque 30 ans. Et il est difficile pour lui de sortir très rapidement du corps donc, de la dame. C'est pourquoi ça prend une petite durée. Donc un travail assez difficile, une séance de guérison qui a duré des heures et des heures. Génnal ci moom Daouda Moule yaltu génnal nu mu gën a gaay amuñu temps ñi ñaa ngi toog génnal yaltu Daouda Moule jinna yaltu mun nga génn wala munoo génn mun nga génn wala munoo génn waaw kon defal lu gaaw parce que depuis suba ba tey ñoo ngi nekk ak yow jinne bi jël nga suñ temps yëpp plus de 5 heures de temps xaw ma 6 heures de temps ñoo ngi ak yow waaw kon fexeel génn nag nu mu gën a gaawee parce que y en a pas de temps y a beaucoup de patients qui est resté ici et nous attend pour rentrer kon fais vite pour sort yes defal lu gaaw Vous voyez, c'est assez difficile. Donc, l'esprit prend du temps pour sortir du corps de la dame. Donc, c'est très difficile, comme l'autre esprit l'a témoigné. Donc, vous voyez, le marabout lui dit, sors du corps de la dame. Parce que là, il y a beaucoup de patients qui nous attendent. Et vraiment, on n'a pas de temps. On veut passer à autre chose. Mais vous voyez, c'est assez difficile. Donc, un djinn, un esprit qui a vécu près de 30 ans dans le corps d'une dame, pour le faire sortir, ça prend une durée. Donc c'est un travail assez difficile que le marabout Thierno Moule Sow est en train de faire. Il est en train de sacrifier son temps et son énergie tout simplement pour permettre à cette dame de vivre en paix. Parce qu'il va sortir un djinn qui a toujours vécu avec cette dame et qui ne veut pas la laisser tranquille. kon génnal nu mu gën a gaawee yaltu jinna yaltu génnal ci moom yaltu génnal ci moom yaltu génnal nu mu gën a gaawee amuñu jot yaltu génnal xale bu jigéen bi génnal soxna si
nu mu tudd soxna si moom Xadi Saaliw Saari génnal Xadi Saar yi jinnaay génnal Xadi Saar yi nu mu gën a gaawee Daawda génnal Xadi Saar yi yaltu génnal Xadi Saar yi génnal ci moom Daawda yaltu Daawda Mule génnal Xadi Saare génnal ci moom yaltu Daawda Mule jinne baa ngi génn mbokk yi gis ngeen ko Daawda Mule yaltu génnal ci yaramu soxna si gis nga jinne baa ngi génn gis nga ko instant bi moo ngi def effort pour génn ndaw si gis nga ko moo ngi fudd pour génn yaram bi parce que dafa nekk ci biir yaramu xale bu jigéen bi dafa nekk ci biir yaramu soxna si yaltu jinne baa ngi fudd pour mun a génn ci yaram bi mbokk yi gis ngeen liggéey bi dafa métti bii dafa métti yaltu jinne baa ngi fudd mooy concentré wu yaram bi pour génn soxna si mooy concentré wu yaltu mooy concentré wu gis nga ko mooy concentré pour génn yaltu jinne baa ngi def ay pexe pour génn ndaw si Daawda tuub na moo ngi bëgg a génn xale bu jigéen bi Daawda Mule mbokk yi gis ngeen jinne bi moo ngi bërëngu di tourner pour génn xale bu jigéen bi pour génn soxna si macha allah am na ci moom plus de 30 ans fanweeri at bu manqué tuuti jinne baa ngi ànd xale bu jigéen bi di ko yàqal rey na 3 doomam macha allah di ko lor di ko yàqal Daawda Mule jinna yaltu Daawda Mule jinne baa ngi fudd moo ngi fuddeeku moo ngi fudd pour génn Daawda Mule jinne baa ngi fuddeeku mbokk yi gis ngeen manière yu muy def xam nga nit simple mënul def lii yaltu go ahead jinna go ahead yaltu sarga foyra go ahead jinne baa ngi génn Daawda Mule gis ngeen ko moo ngi tourner moo ngi laxasu pour génn xale bu jigéen bi jinne baa ngi génn Daawda Mule jinna yaltu mbokk yi gis ngeen man duma sonn de robot la yaltu Daawda ngi fuddo Daawda jinna Daawda jinna yaltu jinne baa ngi génn gis ngeen nu muy génnee moo ngi fudd ko yaltu gis ngeen manière yu muy def moo ngi génn gis ngeen ko yaltu mbokk yi gis ngeen yaltu jinne baa ngi def moo ngi génn yaltu jinna yaltu go ahead génnal ci moom yaltu jinna yaltu Daawda yaltu Daawda Mule jinna Daawda Mule yaltu l'esprit qui s'appelle Daawda Mule est en train de sortir du corps de la dame. Vous voyez les gestes qu'il est en train de faire. Il est en train de tourner sur lui-même, de s'étirer par-ci, par-là, tout simplement pour sortir du corps de la demoiselle. Un travail assez difficile qu'on est en train de faire. On a passé des heures et des heures avec cet esprit. Donc un esprit qui a vécu près de 30 ans dans le corps de la dame. C'est pourquoi maintenant pour sortir, ça lui prend une petite durée. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, you can see this very spirit, Daawda Mule, trying to get out from the body of this very lady. He's doing a lot of gestures so as to get out from the body of this very lady. Because what you have to understand is that this very spirit was living in the body of this very lady for some 30 years. That's why right now it is very hard, to make him out. But the Marabu is doing his best. He's powerful. He's the king of the king, the Khalif General of the Jinn. That's why he's doing his best to make out Daawda Mule from the body of this very lady. Because we've been working with him for some many hours. So right now we want to finish with him and try to see other jinns, other spirits that are here right now. Mashallah, ñu déglu Daawda ñu xool fu ñu jaamu mun ci tànk génn xam naa ne soreetul li ci des bareetul léegi mu jóg
jël leen waaw su nga daaw loolu le mu ngi def ay pexe pour génn xale bu jigéen bi pour génn soxna si jëlal lépp mu ngi def ay pexe gis nga ko mbokk yi gis ngeen lu muy def mu ngi def ay pexe mbokk yi defe naa ne lu ne fàng kenn du ko jeex lu ne fàng kenn du ko jeex si nga koo ji ne baa ngi waññaaru ba tey pour génn xale bu jigéen bi parce que am ci ni 30 ans presque dafa metti dafa yàgg waaw gis ngeen ko liggéey bi dafa metti pour mu génn day jafe day doy waaw moo ngi def effort pour mu génn si nga ko pexe bu ne moo ngi koy def xam ngeen ne lii c'est pas évident mbokku jullit yi mbokku taalibe yi gis ngeen ko gis ngeen ko ko waxee lu ne fàng kenn du ko jeex leer nañ moo nekk nii ñu koy wane ci TMS TV waaw télévision bi nga xam ne mooy feeñal li nëbbu donc fii la lépp di xewee fii lay tànge fii lay seddee ngeen gis ne jinne bi mu ngi def ay effort parce que sonn na dafa yàgg pour génn dafa yàgg ci yaramu xale bu jigéen bi moo tax génn bi day xaw a jafe moo tax mu jël temps gis ngeen ko donc mu ngi def ay effort mu ngi wañaaru di fudd lu nekk mu ngi koy def ngir rek génn ci yaramu xale bu jigéen bi moo ngi def lépp pour génn moo ngi def effort pour génn mu def effort yu doy waar mu gis ne yàgg nañ trop ci jinne bi ci soxna si nga xam ne jinne moo ko jàpp mu nekk liggéey bu doy waar bu jafe boo xam ne marabu bi Thierno Moulé Sow the king of the king mu ngi koy def chaque jour donc liggéey bu doy waar nit ñi war a xam ne lu jafe la du lu yomb donc loo mënti fay donc da koy jar parce que lu jafe la soxna si ngeen di gis jinne bi dafa yàgg ak moom yàqal na ko lu bëri rey na ñett doomam ñett taaw yi mu am yëpp daf leen rey kii am 7 ans mu rey ko kii am 3 ans mu rey ko kii di nàmp mu rey ko donc dem ba borom këram ñu tegtal ko ne ko ñëwal ci Thierno Moulé Sow the king of the king moom war na ko mën a faj parce que ñoom dem nañ ci marabu bu nekk jaar nañ fu ne mënuñu fexe ba faj ko donc borom këram ne ko dañ ko tegtal fii ne ko ñëwal fii xale bu jigéen bi aussi ne moom gént na jinne bi gént na donc jàkkaarloog Thierno Moulé Sow am combat bu doy waar mu nekk donc lu doy waar donc loo xam ne ni Thierno Moulé Sow mu ngi wanewaat encore dooleem ak pouvoir am ci kanamu jinne yi donc ki jinne bi nga xam ne voilà moom nee na am na juróom-ñett fukki at maanaam 80 ans tuubal nañ ko jox ko turu Daouda Moulé léegi nag mu ngi bëgg a génn mais génn bi moo xaw a jafe gis ngeen ko mu ngi fudd mu ngi def lu ne donc marabu bi di xaar di ko xool donc mu ngi waaj a génn ci xale bu jigéen bi. man jinne yi ñoo may informé rek. nee na kii c'est pas ça papam Daouda la tudd. voilà donc ngeen gis loolu moom jox nañ ko turu Daouda Moulé donc fekk na papaay xale bu jigéen bi sax Daouda Moulé la tudd donc mu tombé macha allah donc Daouda Moulé mu ngi def ay effort war a génn donc muy jël temps nag waaw di jël temps mu ngi jàpp bopp bi. Daouda ngi génn nag macha allah. c'est yombul nag 30 ans. waaw 30 ans dafa yàgg. boo dëkkee ci kër 30 ans. du ñu xëy rek ne la buubal sa bagage génn da ngay dajale sa bagage yëpp pour génn. day metti waaw mu ngi yóbbu. gis nga manière yu muy def jëlal lépp. alors mbokk yi en train de crier de faire des gestes. jinne baa ngi génn. 30 ans dans le corps de cette demoiselle, presque 30 ans dans le corps de cette dame. Donc c'est assez difficile pour lui de sortir d'un seul coup. Donc c'est pourquoi ça prend une durée. Voilà. Donc parce que l'esprit a dit qu'il vivait dans le corps de cette dame. Donc dans tous les coins et recoins, il était là-bas. C'est pourquoi il est en train d'assembler ses énergies, de rassembler ses énergies pour pouvoir sortir une bonne fois pour toutes donc du corps de la dame. Ça prend une durée. On voit l'esprit qui est en train de crier, de pousser des cris parce que c'est vraiment difficile pour lui de sortir une bonne fois pour toutes du corps de cette dame. Ladies and gents, you can see that it is very hard for this spirit whose name is Daouda Moulé, who is accompanied by her sister, and then you see the jinn was trying to defy the Marabu Thierno Moulé Sow, but the Marabu Thierno Moulé Sow is sitting still, waiting so as the right moment to make him get out from the body of this very jinn. You see then this very spirit is really stubborn. He was even, threatening Mustafa Fall, telling him, yeah, I don't want to see you. I don't want you to be, by my side. You see that it will be really hard, really wonderful, this very battle coming right now in some minutes. So stay with us on TMS TV and let us see what the Marabu will do with this very spirit.